soit un taux de positivité de 3,50%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 15 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 31 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 29 cas, dont 3 à Diamniadio, Grand Dakar, Keur Massar et Parcelles Assainies, 2 à Guédiawaye, Médina, Ngor et Sacré-Cœur, 1 à Amitié 2, Cambérène, Cité Tako, Hann Bel-Air, Kounoune, Ouakam, Pikine, Scat Urbam et Zone B. Dans les autres régions, nous avons 2 cas, dont 1 à Mbour et 1 à Kolda. 53 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 17 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré le mercredi 14 avril 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés ou suivis est jugé stable. À ce jour, 39 606 cas ont été déclarés positifs, dont 38 343 guéris, 1085 décédés et donc 177 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille éplorée et souhaite un prompt rétablissement aux patients retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans les domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19, 376 974 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective, tout en leur faisant les recommandations du jour. Notamment, prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté et veillez sur les conseils de ce matin axés autour du port correct de masque, bien ajusté couvrant la bouche et le nez, le lavage fréquent et régulier des mains à l'eau et au savon ou l'usage de gel de qualité pour la désinfection de vos mains. Enfin, les personnes ciblées par la vaccination contre la COVID-19 sont invitées à aller se faire vacciner au niveau des lieux de vaccination désignés, de conserver leur carte de vaccination après avoir été vaccinés, de ne pas oublier le rendez-vous pour la seconde dose et enfin de continuer à respecter les mesures barrières comme tous. Je vous remercie de votre attention. Assalamu alaikum mbokk yi. Ma jotali leen communiqué bi bàyyeekoo ministère de la Santé et de l'Action sociale tey bésu alxames fukki fan ak juróom ci weeru avril mi ñu nekk. Ministère de la Santé et de l'Action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak ñett téeméer ak fukk ak juróomi test yi ñu def ñeent fukk ak juróom benn ñoo ci positif. Ci positif yooyu am nañ ci fukk ak juróomi cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee walla fekk dañoo fukk ak juróomi cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji. amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew maanaam importé waaye am nañ ci fanweer ak benn cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll. ñooñu seen lim nii la tëddee. ci Ndakaaru ak li ko wër am nañ ci ñaar fukk ak juróom-ñeent yu tëddee ni ñett ci Diamniadio, Grand Dakar, Keur Massar ak Parcelles Assainies, ñaar ci Guédiawaye, Médina, Ngor ak Sacré-Cœur, benn ci Amitié 2, Cambérène, Cité Tako, Hann Bel-Air, Kounoune, Ouakam, Pikine, Scat Urbam ak Zone B. ci région yi am nañ ci ñaari cas benn ci Kolda ak benn ci Mbour. juróom fukk ak ñett si malade entré woon hôpital ak ñu doon topp ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn si yàlla ànde. fukk ak juróomi malade
ñoo nekk réanimation benn malade moo ñàkk bakkanam ba su démb alarba fukki fan ak ñeent ci weeru avril mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wàññi na fanweeri junni ak juróom-ñeent ak juróom-benn téeméer ak juróom-benn ñi nga xam ne ñoo jot ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñu jot a wér ñu ngi toll ci fanweeri junni ak juróom-ñett ak ñett téeméer ak ñeent fukk ak ñett ñu génn àdduna ñu ngi toll ci junni ak juróom-ñett fukk ak juróom ñu nekk ci traitement ak ñi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi ak ñi nekk ci lalu hôpital yi ñu ngi toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal kooku génn àdduna yàlla xare ko àjjana di ñaanal ñooñu des hôpital ak ñi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di xamal tamit bi ñu tàmbalee campagne vaccination bi ñu jagleel mbas mi ba léegi ñu jot a ñàkku ci biir réew mi ñu ngi toll ci ñett téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn junni yu teg juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu gën a sàmmonte ak digle yi ñu joxe bés bu nekk di leen wax na ngeen aar seen bopp aar seeni njaboot aarale askan bi di bàyyi xel ci mbir yi di sol seeni masque ni mu waree masque dafa war a muur gémmiñ ak bakkan di raxas seeni loxo saa su nekk ndox ak saabu la di jëfandikoo gel yu ànd ak qualité nit ñi nga xam ne ñoom la ñu jagleel aussi vaccination bi ñu pour mbas mi ñooñu tamit li ñu leen di digal mooy nañu dem ci bërëbu ñàkkukaay yi bu ñàkkaw ba pare nañu denc seeni carte de vaccination bañ a fàtte seen rendez-vous ngir tollante ñaareelu dose bi te nañu wéy di samonte ak digle yi ñuy joxe bés bu nekk ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. di jaajëfal bu baax a baax ñoom waa ministère de la santé di wax ne rek mbas maa ngi fi ba noppi vaccin yi tamit ne fi kon nag nañu fagaru moo gën faju bu ko defee rek le meilleur moyen de fagaru moo di dem vacciner wu kon nag am na ñi ay ndaw professeur d'Anfaxa ñuy wax ne dem nañ ñoom sax vacciner wu waaye premier li ngay am mooy sa bopp des métiers je pense que c'est normal tous les vaccins ont un petit effet sur la personne yàlla na doon petit effet te li ci des yëpp continuer di rafet ba heure bi du dëgg te itam képp kuy tukki avec le temps il va falloir avoir son carnet de vaccination et voir le vaccin du Covid-19 ci biir kon nag il faut ñu bàyyi ci xel am na ku may naan Binta Ba waa Maroc Binta nuyu leen sa tur bi laa mënul lire kon mënumaa jottali waaye nee na bu sañoon dal def la soxna ci weeru koor gi loolu je pense que dina mat parce que sama doom laa toogal bu ma joxee accord rek voilà ay ca boog bismillah bismillah nag gaaw ñëw simmi ay maraakisam asma ndax buñ naanee ndox nag wax dëgg neex yàlla dinaa xool maraakis yi daal teel na ci moom trop maa ngi lay ziar bu baax a baax delloo naa la ziar sant yàlla alhamdulilah. ah macha allah naka koor gi. ça va baaxoonu la. non man. xam nga moom macha allah. toor man koor du ma yëg sax weer bi ñëw na wala ñëwul. nga ne ma. tàmm naa xëy ba ngoon du ma lekk. waaw borom daara ji sama waa famille sax xam nañu. borom daara la nag. man daal naan ataaya naan café après doxal. nga ne ma. moo tax nag waxu sëy boobu noonu ñu doon wax baax na ci ndaxte ataaya moom naara ca gën. moo ci gën a gaaw itam du noonu. ñu toll woon ci waxtaan gu am solo Haj Mansour. moo di mbirum fraude de médicaments yi fii MD boo ma mënee illustrer ngir ñu dekkilaat mbir mi ci xelu ñu ñuy seetaan moo di fii ñi toll ci mbas mi mbirum santé xaw taga tembe ñu koy bëgg dooleel may ko tonus ñu gis na ni lu toll nii ci médicament MD may ma élément bi bu ko defee ñu mën a xool carton yi nu ñu bëree ñuy waxtaanee li nga xamante ni moom moo di fraude de médicament ñuy dugal ci réew mi ay médicament ci yoon boo xamante ni jaaru ci yoon. waaw xam nga woon fraude bi sax déjà loolu mën naa ko nangu parce que dañ ko jaarale ci yoon boo xam ni jaarul yoon. mais comme interprétation yi dafa bëri xam nga fraude médicament ak faux médicament duñu benn. bokkul waaw faux moom duñu ay faux vrai médicament la. bu ko naan faju
donc bu fekkee lépp nekkul maanaam lépp bu fekkee ay médicaments yu baax lépp fraude la mu nekk ay médicaments yu baax donc ce qui est sûr et certain am na ay ponk lu nekk ci ginnaaw. waaw. yoo xam nañ fi ñu ko jëlee. xam nañu ni ñu ko dugalee. xam nañu fi ñu koy jaarale. léegi ñun Sénégalais li ñu soxla ci moment boobu mooy enquête bu leer nañ ba ñu xam ñu ci bokk. waaw benn mais bu ñu ko def nag yoon pour am ñu sacrifier. waaw. parce que garab yooyu l'essentiel mooy baax na wala baaxul bu fekkee baax na gouvernement bu Sénégal. waaw bu ñu ko xamee ak bu ñu ko xamul. am na ay localités yoo xam ni pharmacie luxe la fa. ba léegi am na ñoo xam bu ñu amee pour jënd benn garab dolamine biy faj douleur. genre paracetamol. daañu dox au moins lu ëpp 15 kilomètres. pour gis benn pharmacie. bu ñu jëndee garab. moo tax seen association bi seen président Kader Dione c'est un ami d'enfance. def na jàll na suñu rédaction. donc bi mu waxee dama ni kii li mu wax sax daf ko xam d'ailleurs. parce que ñoo bokk village bu ñu yaroo. donc xam nañu ni ñun suñu côté yooyu ba léegi pharmacie luxe la fa et c'est 70 kilomètres de Dakar soriwul. même pas 50 minutes. gouvernement bi ak ministère de la santé dañoo war a fexe. ba ñuy jàng doon ay pharmaciens ay docteurs pharmaciens ñu jàppandalal leen di leen jox ay autorisation ñuy ubbi ay pharmacie ci gox-goxaat yi gën a xëccu ci Sénégal ba ku am ordonnance ak bu mu mën di doon nga mën koo am. ci fi ñu la ko bindalee nga mën ko jënd mais bari na ay gox-goxaat yoo xam ni Sénégalais yi dañuy sonn pour am benn ordonnance bu ñu leen bindal. dafay nekk luxe ci ñoom. loolu nag la xel mënatul la muñ ba léegi moo tax xeetu garab yi ñu doon jaay nii am na pharmaciens yi ko doon jënd. di ko teg seen ay pharmacie mais itam ñi koy tas ci dëkk bi bu fekkee nekkul luy lor defe naa ne aw soññ la sas la ci gouvernement bi ñu gën a redoubler effort xam ni. garab yi Sénégal yi soxla amaguñu ko te ñoom ñoo ko tënk. justement kon ñu waxtaanee waat rek mbirum wàllum taxi xëy na lii bu demee ba taxaw professeur Danfakha dafa mel ni taxi ñuy teg ci garab yi xëy na mooy diis ba nga xam ne ni luubalkat gi saay-saayu xel gi di ko jaarale ci yoon wi donte baax na aussi option la ñu mën ko tasaare waat ci askan wi bu dee du lu lore nit ñi mën cee jëriñoo ci jamonoy mbas mi nga xamante ni nee nañu toutes les maladies on doit les prévenir parce que la Covid-19 daf ñu won ni mbir mi à tout moment ça peut exploser et soo ko parelul rek da lay mën est-ce qu'il n'est pas temps justement on parle de 2 poids 2 mesures il faut pas sacrifier certaines personnes mais il ne faut pas non plus protéger certaines personnes parce que lii borom ponkal rek borom doole rek a mën def lii fii carton waaw xam nga sànq dama doon wax ne lii c'est quelque chose de très grave c'est-à-dire que dañu war a xam exactement kan moo deful benn service moo deful liggéeyam te ki nga xam ne moom moo yore liggéey boobu dañ leen war a sanctionner wala ñu sanctionner seen bopp benn ñaareel bi mooy affaire taxe man xalaatuma mu nekk problème boobu lu tax parce que ñii indi garab ci Sénégal du ñoom ñooy fay taxe population yi ñooy fay taxe c'est-à-dire man su ma indee garab mu dikk ma 200 francs ma ñëw état ne ma 50 francs ngay fay ci taxe man su ma koy jaay dama koy jaayalee 250 ak teg ci sama bénéfice. donc loolu mënul nekk li xel mën a ñaaw mooy lu tax gars yi déclaré wuñu marchandise bi ça veut dire que probablement. bu ñu defee test yi. waaw dinañu gis ne médicaments yi baaxuñu. parce que xam nga médicament dafa am jaar-jaar. waaw temps yële bu ñu amee problème vaccination. dañ doon xool seringue yi fan la jaar. kan moo ko defar. ci yenn anam la ko defar. vaccin bi bu mu ñëwee fan la ñu ko stocké. loolu yëpp dafa am solo parce que du garab bi rek mais circuit bi maanaam fu muy joxee kan moo ko defar kooku est-ce que xam nañu ko est-ce que obéir na et cetera ak kan moo ko transporté ni ñu ko transporté conditions yooyu yëpp koo xam ne da nga bëgg a soustraire ci loolu c'est que li nga yor warul baax mais enquête bi dina ko woon. enquête dina ko woon donc je veux dire que du mënul nekk problème mu taxe. nekk na loo xam ne njublan la te ñi ko def liñ ci jubul mais man li ma ci gën a choqué encore. waaw mooy ay pharmacien ñëw jënd garab boo xam ne jaarul ci circuit. jaarul ci yoon waaw loolu franchement ordre des médecins et ordre des pharmaciens dañu war a jël mesure parce que loolu seen responsabilité la c'est inacceptable. pour tasaarewaat ko ci askan wi ñoom ñi nga xamante ni. parce que lan mooy différence. entre docteur en pharmacie. waaw. et quelqu'un qui vend des médicaments dans la rue.
lan mooy différence bi. c'est parce que ki nekk docteur en pharmacie il sait ce qu'il ne faut pas faire pour lor doomu aadama yi te bu demee ba def loo xam ne dafay doomu aadama mais c'est une action vigoureuse. et que l'ordre des pharmaciens doit prendre aujourd'hui parce que lii dafa doy waar. mais professeur il faut ñu xam garab bi fan la jógee parce que bul fàtte ni Sénégal. bokk na ci réew yi nga xam ni ñoom ñoo gën a nourrir ñoo gën a dundal industrie pharmaceutique bu France. Sénégal bokk na ci. loolu lu am solo la ci ñu tenir ci compte xam nga Tunisie ñu ngi defar. Maroc ñu ngi defar Égypte ñu ngi defar donc bari na yoo xam foofu lay jógee mais yi jógee France daanaka yi ëpp Sénégal lu ñuy consommer ci wàllu pharmacie. industrie pharmaceutique bu France moom moo koy joxe. waaw business bu doy waar la bu xam ni ngaak du ci dugg. c'est-à-dire sax dañuy wax ni système la boo xam ne intouchable la tudd. ci ay documentaires yu ñu seetaan ñun gis nañu fi ay africains yu gis yu retrouver ay xeetu maladie comme ay sida et cetera. annoncé ni mun nañ ko faj dañuy jékki-jékki ñu rey leen. ñoom ñoo nekk ci ginnaaw. donc ay documentaire ñooy wane loolu. yoo xam ne ay français ñoo koy def jafewul pour nga am benn documentaire parce que li ngay wax nii am na benn documentaire boo xam ne yàggul dara. ci jamonoy Covid bi. njaay mi taxul mu bari lool. njaay mi taxul mu bari. te France du Sénégal dañu naan la garab bi bu desee tant de mois dafa yàqu te bu yàqoo bu jeexee date bi bu périmé nekk ñu fi gis ko ci pharmacie bi gis nga daan bi tegu sa kaw. donc bu desee 3 mois 4 mois di nga fexe mu génn. da ngay génn day génn nag ñu dem sànni ko parce que am na garab yu bari yoo xam ne doxul. parce que Covid bi moo taxoon dañ koy génn sànni ko wala dañuy anticiper bu desee 5-6 mois ñu teel ko génnee ak benn quantité moo tax ma ne ci enquête bi faaw ñu leeralaale fan la jógee. parce que bu fekkee ne dafa jógee ci pays occidentaux yi. normalement donc dafa war a départ. non Chine la jógee. amaguñ ci lu non gis naa ci ñuy bind made in China. mais amagul confirmation. en tout cas ci carton yi bind nañ ci made in China. made in Chine. même boo demee France. ci seen i ay jëfandikukaay yi ñuy jëfandikoo. waxuma garab bi ci boppam seen i ay jëfandikukaay yi ñuy jëfandikoo. ay seringues ak yu mel noonu am na ci yu bëri Chine la ñu koy defaree. parce que Chine moo toll foofu ci wàllu industrialisation. seen gox donc. Voilà quoi. En tout cas, le problème, il est posé. Nañ ñu éclaircir Haj Mansour professeur d'Anfakha Madame Cissé ak Bintaba dafa doy waar jamono joo xamante ni dañuy toog di wax transparence ak traçabilité loolu la askanum Sénégal soxla gune yi loolu la ñu soxla loolu taxoon ñu wàcc dëkk bi te bu ñu fàtte ni suñu koom-koomu réew la ñuy yor maanaam l'impôt bi ngay fay professeur bi may fay ak bi keneen ak keneen di fay moom la ñuy dajale di doxal réew mi du dëgg kon nag war nañoo mën a won ci firnde fan lañ koy jaarale fan lañ koy awale ba tax ne lépp luy luubal war na fee jóge lii nag moo mat a xeex waaye du ay tëj Karim Meïssa Wade wala bañ a amnistie Khalifa Sall. mais Asma rapidement aussi féliciter la sûreté urbaine. Ah oui. Et le commissaire et ses hommes vraiment ils ont fait un excellent travail. Et donc alhamdulillah vraiment voilà. bravo waaw bravo. lii nii la parce que ñoom askan wi lañ fi nekkal. te lépp luy lor askan wi suñu kaaraange dañ leen ko dénkaane. kon nag lépp li nga xamante ni moom moo war ci ñoom ñu aar ñu rek dañ koy def ton gàcce ngàllaama yéen te waaw góor dafay yokk ngóora gën leen yokk rek bu ko defee rek képp ku fi indi luubal léegi mbir mi bu naree dem ba tribunal nag comme dañuy naan 2 poids 2 mesures fexe leen rek ba rusloo ñi koy wax mi ngoog waa benn tali na ñoom ñoo ngi jooy ndox ba tey ca koor gi ñuy jooy ndox ani SDE wala ay dootul SDE wala nan la seen o asma bu ndox amulee day metti parce que ñu ngi ci période Covid mais loolu problème bu récurrent la par exemple boo demee Parcelles ñoom guddi gi rek la ñuy faral di am ndox te loolu dafa yàgg persiste fa donc problème ndox bi keroog rek yàggul ministre bi génn di joxe ay assurance dégg nañ tamit li président wax mais daal nekk na au quotidien problème boo xamante ne franchement population ñu ngi koy jànkoonteel. En tout cas doy na waar mi ngi noonu c'est un constat léegi ñi fa nekk di yor wàllum ndox mi yaakaar naa ni weeru yërmande la weer bu barkeel la léegi ngeen seet si yàlla rek daa di indi yombalal mbirum ndox mi ci diggante dëkkuwaay ak askan wi c'est que ñi ngay waxal noonu ay nasaraan lañu dégguñu li nga wax. Ah bon? Parce que ils ont mis Sen'Eau suñu ndox nasaraan yi ñoo ko yore. waroon nañ ko tuddee seen ndox nag. waaw tem nga wax leen ko ci français rek. mais Ndiaye Diop moo yor seen communication. waaw mais xam nga ñoom wax na ci Sen TV ay sénégalais lañu li ñu coono bi benn la
mais nasaraan yi ñoom ci boppam ñoom ñoo war a. nee na ñaari tali dafa nekk ci ay montagnes et puis dafa ne dañu ne si jamonoy tàngaay donc loolu moo tax. mais citerne bi na fa gën a bëri. na fa citerne yi gën a bëri. waaw na fa citerne yi gën a bëri dama bëgg a wax rek. la ñuy doyee citerne. yooyu ay prête. waaw mais ñoom bu fekkee ni ci montagne la dafa jafe. ñoo ngi seetaan ci. nañ wut solution kon. solution boobu. vraiment bu ñuy distribuer ndox mi citerne buy distribuer ndox mën na fa dem chaque fajar. parce que am na koo xamante ni. mais fii amul ay immeuble yu am 10 15 20 étages. Sénégal am na lu tax ñuy am ndox. waaw. donc am na yoo xam ne y a des solutions. waaw y a des solutions quoi day jàppale ko xaritam de. non il donne l'explication. non joxewuma waxum non jàppale wu ma leen. waaw kay. non c'est-à-dire que li ñu argumenté. waaw. dafa ñàkk respecté. waay nit ñi. de telle sorte que bëgguma ci commenter. c'est clair. non dëgg non ndox mi mënut a nekk ci SONES jóge fa ñëw SDE. muy def ay amélioration ñu jékki-jékki waa Sen'Eau ñëw ay tubaab ñu jaay leen ko ñu ne ay privé lañ. laataa ñuy valider sax 15% bu ci travailleur SDE yi am dañ ci sonn bi bëgg a dee. bon ñu demandé leen ñett ci cahier de charge bi nga xam ne moom la ñu wax journaliste yi mooy ndox dafay am quantité bu doy. waaw ndox mi dafay am qualité. dañuy wàññi facture bi. ñett yooyu yëpp lañu loolu lañ ñu wax. loolu tax ñu jël ko nee na loolu lañ juboo ak waa Sen'Eau. mais yéen vous ak Sénégalais yi ñuy seetaan est-ce que gis ngeen loolu. est-ce que gis ngeen facture wàññeeku. non gën a yokk. est-ce que am ngeen quantité ndox bu doy. déedéet non. est-ce que ndox mi am na qualité. déedéet non. ñett yooyu taxoon ñu jël ndox mi jox ko waa Sen'Eau bi ci des dafa am ay communes yu mag ay dëkk yu mag yoo xam ni waa OFOR ñoo fa nekkoon. gestion ndox bu baax muy dox. waaw comme Touba mais xam nga léegi comme Touba ay communes lañu mais communes yu mag lañu. am na ville sax yu ñu ëpp. bi OFOR yore gestion ndox bi dañu xëy un bon jour jël gestion ndox bi légué ko waa Sen'Eau Sénégalais yi xamuñu ci ban condition xamuñu ci nan parce que ñaari gestion yi duñu benn. Sen'Eau bu ñu ñëwee dañuy indi seen modalité bopp dañuy changer compteur yi dañuy changer facturation bi. te dañoo ñëw fekk ñu monter leen lépp. forage tout est ok. ba ci équipe ba ci ay locaux yi nga xam ni fa la OFOR nekkoon. mais Sénégal yi bëgg nañu xam bu ñuy jël benn ndox boo xam ni OFOR kuréel gu Sénégal moom la gouvernement bu Sénégal ñu koy jox benn privé tubaab war nañu xam ci yenn condition la ñu leen légué yenn gestion yi ci ay dëkk yu mag a mag. comme ay Touba comme ay Ngexox et cetera loolu benn la ñaareel bi ci des dañuy demander dëkk yi am ndox ba noppi. nekk ci loxo OFOR. pourquoi OFOR installé wu ba noppi di joxe ndox ba mu des distribution ak facturation ñu jox ko Aquatech benn c'est une société canadienne bu ñëw fii am fi ni ne yaam di exploiter ndox bu Sénégal c'est-à-dire que li ñu defal Aquatech defal ko waa Sen'Eau sénégalais bu ñu ko defal nga nekk milliardaire. dëgg la moo tax ñu samp ay laaj que gouvernement bi li lay rasuli li ñu moom muy suñu ressource dañu taxawal ay sociétés ak ay doomi Sénégal yu ko mën a téye gérer ko waa Sen'Eau defuñu ci suñu ndox mi lu SDE mënul. dëgg la amul. te ñoom ñoo koy def sax suñu ingénieurs yi waaw. waa Aquatech bi fayeeku ndoxum kaw gi loolu man sax mën naa ko. wax dëgg yàlla toujours mën naa ko. mun naa ko. mun naa am ni ne yaa mun naa recruter ay nit yoo xam ne gox bu nekk damay dem utale benn bureau pour ñu def ay facturation parce que fekk nañu lépp noppi fekk nañu waa OFOR def nañu lépp machine yaa nga fa comptabilité baa ngi doon dox lépp mu ngi doon dox. et li gën a graaw mooy OFOR da doon fayeeku ndox par ay 3 mois wala 2 mois mais Aquatech chaque mois mu yónnee la facture boo la ci gën a cher man fay naa facturation OFOR man. personnellement ñetti factures yi tegaloo. wax la ni ñuy comprendre ci côté kaw gi. des fois sax ñu indi la facture fayoo ñu jël boobu rajouté waat ko ci beneen bu njëkk ba. xam nga yokkaat somme bi ni la lii nga war a fay léegi lii nga ci yokkaat lii ngay fay loolu xam nga ndimbal la OFOR da ko doon def parce que Sénégal 100% Sénégal la. waaw. nga toog 2 mois dem fay li ngay fay lépp du mat 5000. d'accord. Aquatech ñëw benn weer. te ni ñuy joué ci jour yi moo ñaaw. dañuy def 30 décembre. ba 2 février. waaw 30 décembre 2 février. yow nga yaakaar 3 mois la décembre. waaw tëb janvier. ñëw février. waaw booy def calcul da ngay foog ni. 3 mois la 3 mois wala 2 mois. benn weer la 30 décembre ak 2 février ñaata weer la. benn weer ak 4 jours. waaw. ñu indi la facture 8000 et quelque. ci facture boo xamante ni loolu
day taxawaayu pratiquement 4 ba 5 mois 6 mois. c'est vrai man mii rek démb ñoo ngi ma bëggoon couper ndax 50 000 te pourtant mois passé fay naa lu toll 50 000 pour ce jeu de mots là. pourtant kër gi pour ñetti nit wala ñeent. c'est grave c'est très grave. c'est très grave kon nag mi ngi noonu mbir baa ngi nii. kilifa xam nañu ko xam nañ ko kay. li ñu wax nii dañ ko seetaan. ñooñu ko gën a xam. dañ ko seetaan lañ ci def. mi ngoog Aïcha dañuy duggaat suñu ay rubrique professeur waxal ak sa ñii ñu bañ a ñu seetaan. dañuy xiif mar rafle. mar de MC yàlla buñ fa yegg. Aïcha développement personnel moom la ñuy dalal tout de suite avec professeur Danfakha. Aïcha, professeur Danfakha, nous parlerons aujourd'hui de l'utilité des ennemis dans nos vies maanaam képp koo xamante ni mooy sa ennemi rek utilité bi mun a am ci sa vie. mooy ban xam nga loolu paradoxe la j'aime beaucoup ce thème là parce que waxtaan boobu souvent dañuy yaakaar ne noon mënu la indi dara mais bala ma xuus ci thème bi dama bëgg toujours ñu préciser ñaari affaire ni ko Jean-Paul Sartre di waxee. ku lay torox sa noon waroo ko may cër waroo ko bugg parce que saxu leen ko donc loolu c'est important c'est pas parce que damay wax ne noon am na njariñ ci doomu aadama que dama bëgg wax ne noon dañ ko war a respecter wala dañ ko war a bugg déedéet mais am na njariñ ça veut dire que sax boo nit bu la indi poste ne sax mun nga ko njariñoo soo xamee ni poste ne la mën nga ko jëriñoo donc c'est important ñu leeral loolu comme Jean-Paul Sartre lu mu ko waxee koo xam ne da nga nekk victime mooy Jean-Paul Sartre bi moom dafa ne j'ai les victimes qui respectent leur bourreau c'est français la mais nekkoon benn révolutionnaire bañkat la woon te ñi bokkoon ci ñi xeex colonisation en Afrique ci la bokkoon donc c'est extrêmement important ñu xam loolu alors déjà pour ñu xam lan mooy noon noon ci boppam mooy koo xam ne daf la bañ mooy koo xam ne lépp loo def il faut que mu uti lu mu ci sànni suuf daal di gàllankoor mooy koo xam ne bugg la gis nga disparaître moom moo ko gënal gis nañu temps yële mu amoon benn débat quand le juge Samba Sall est décédé mu am ñoo xam ne ñu nekk fi di def yenn commentaire noonu dafa nekk koo xam ne dafa la bëgg a toroxal teg ci kaw sa kaw lu métti dina dem sax ba bëgg la faatu waaw mooy par exemple da ngay gis ci guerre ngay jël ay avion di dem bombarder ay nit loolu sa noon rek moo la ko mën a yéene donc c'est extrêmement important alors lu tax nag noon di bëgg a di def noonu alors en général lu tax loolu am mooy noonu day xalaat ne nu mu la bëgg a def noonu dafay xalaat ne yow noonu nga ko bëgg a defee dafa xalaat ne da nga ko bañ dafa xalaat ne da nga ko bëgg a toroxal da nga xalaat ne da nga koy def lu métti donc moom dafay fayantu ak yow donc ñaari affaire moo tax noonu di xeex mooy benn bi dafa bëgg a fayantu ñaareel bi dafa fiir donc ñaari aspect boobu mooy indi noonu fiir c'est-à-dire mu gis loo xam ne ci yow moom am ko mu lay fiire donc mun na dem waaw ñee la mun na dem daanaa gis ay situation yu extraordinaire ci ay groupe de travail yu ñu am day am benn xale bu jigéen bu rafet buy ñëw ñeneen ñi xeex ko lu mu wax rek ñu ne du noonu alors boo demee ci biir dañuy gis ne kooku rival la donc dañ koy xeex donc ça veut dire que ñaari aspect boobu moo tax ñu am ku nekk am noonu alors par contre fu loo xam ne doomu aadama waru ko def kenn mënul bañ am noon c'est-à-dire koo xam ne amul noon mooy koo xam ne deful dara c'est-à-dire sa àdduna nga banque sa loxo doo def dara nga bëgg ko nga bañ ko di nga am noon mais ñun suñu bopp su fekkee man moom damay jox conseil ci doomu aadama damay wax ne am noon amul benn njariñ daf lay ndaxsal daf lay tardel ci àdduna mais comme am na ba pare noo mën a jëfandi loolu parce que noonu xam nga loolu mooy njariñam benn bi boo amee noonu day tax nga yee doo nelaw boo nelaw rek mu fagaagal la donc ça veut dire que daf lay tenir éveillé da ngay gën a moytu mooy benn bi ñaareel bi boo amee noonu da ngay xam exactement loo war a def parce que noonu lu mu bañ soo defee loolu xolam dana gën a bon donc dina tax yow nga xam exactement li baax ci yow parce que lu bon ci sa noonu rek loolu baax na ci yow
saa yoo defee benn affaire nga gis say noon ñu koy naxarlu ça veut dire que loolu baax na ci yow. ñetteel bi mooy su fekkee am nga noon da nga war a fexe ba noon boobu mu bañ laa maanaam doo découragé doo gaaw découragé. waaw c'est-à-dire lu tax nit nekk endurant lu tax du gaaw bàyyi parce que day wax ne su ma bàyyee rek noon yi reetaan. donc lu fekk nga am noonu ku xam ne am na noonu su fekkee da nga gaaw di bàyyi rek da nga wax ne su ma bàyyi rek noonu di reetaan moo donc da ngay continuer di góorgóorlu pour dem ba fi nga war a dem. donc su fekkee amuloo noonu de temps en temps da ngay def rencontrer ay jafe-jafe nga ne léegi dama koy bàyyi mais soo xalaat wax noonu rek wala nu ñu la reetaanee moom moo tax ñu bari dañuy dem ba jeex. donc dafay mel ni le fait nga am ay noon ci àdduna su fekkee xamee nga ko parce que il faut nga xamee noon tam su fekkee xamee nga ko donc daf lay permettre nga gën a nekk un combattant nga gën a xeex nga gën a góorgóorlu ci sa dund pour nga mun a pour que sa noon yi ñu mun a rus donc loolu am na solo loolu tax ñu mun a wax ne pratiquement noonu baax na ci doomu aadama mais nag ay conditions benn condition bi mooy nga xàmmee sa noon. ñi bari nag du ñu xàmmee seen noonu du ma déggee ay sénégalais ñuy wax ne France sunu xarit la état français laa wax de suñu nee sunu partenaire la sunu xarit la je me suis dit que ñoom xàmmeewuñu seen noonu nit nag boo xàmmeewul sa noonu mënoo ko xeex. alors ñaareel bi tam mooy nga bañ a sa noon nga bañ ko soraale c'est-à-dire que sa noon bu nekkee sa ginnaaw wala bu nekkee ci côté yi doo ko faale fi ngay jànkonte ak sa noon rek mooy su nekkee sa yoon c'est-à-dire dama bëgg a dem ci sama kanam nii. mu taxaw ci sama kanam boobu da ngay xeex ak moom mais ginnaaw loolu su nekkee ci wet yi di la sandi xeer di la wax dara da ngay continuer di topp sa yoon boo wàccee sa yoon rek sa noon dafay am ndam ci yow donc loolu yooyu mooy condition yoo xam ne vraiment dañ ko war a bàyyi xel pour que noon yi ban ñu retaan te loolu am na solo tam pour ñu soraale ko. parfait en tout cas noonu moom dafay yokk borom jom. fit ak fayda ci boppam. tout à fait loolu la professeur daal di gën a yaatal rek ngir ñu gën a xam nit ki waru ko ba bañ warul bañ noonu léeg-léeg nag nga wéet sa néeg jooy nag ay way noonu ni sonal nañ ma. waaye nag tamit jaru ko. doole la. ba dafa baax de. lawlaa wujudul aks la ma kaana lil maana maanan bu fekkoon woon du noon bi nga xàmmee ba ràññeeku. ki la bëgg du am valeur. waaw dëgg la. ki la bëgg cofeelam day am valeur. bi nga xamee ne am na existence noon. donc loolu mooy avantage noon bi ci des mu ni itam noon day tax nga nekk insaanu zaki day tax nga muus. waaw noonu day tax nga muus di nga xam noo koy moytoo. di nga xam nooy redoubler effort ba li mu bañ nga am ko. dëgg la fi ñu ni du fa yegg nga yegg fa. waaw yooyu yëpp noonu mooy tax wala fi dañ koy lépp sama yaay def ma daan wax naa ma dafa am ñaar ñu soccu. fexeel ba faaw dina am kenn ku reetaan nag. yow nag sa njàmbaate mooy reetaan loo kenn ki mooy jooyloo ki ci des. soppe dafay soccu noonu dafay soccu. waaw boo nekkee jàmbaar génn ci sa soppe dina reetaan. boo nekkee yambar nekk yaafus. sa noonu reetaan. waaw c'est à toi de voir nag. c'est à toi de choisir li ngay voilà waaw. merci beaucoup en tout cas mi ngi noonu la leçon du jour. ci weeru koor gi képp ku doon gis sax nit ba koy bañ xamal ni yàllaa ko sàkk. te bi mu koy sàkkal wërsëgam. xëy ba jiitu na juddoom jiitu xëy na sax sa juddu yow bu fekkee ni moo la mag kon nag ngeen bàyyi xel bu baax a baax ni suñu borom mooy séddale te itam noonoo bi nañ ko bàyyi moo gën. ñu àndoo moo gën waay bu dul lool rek ñi ngeen di noonoonteel dañ leen di raw parce que da nga leen di may chance da ngeen di tax léeg-léeg sax yàlla bu namuloon dara ci diw ni da nga koy puus mu ne ayca mu puus ko ca kaw ca kanam surtout bu nekkee ab jàmbaar góorgóorlukat bàyyi leen lii ayca merci beaucoup professeur Danfakha sur la toile le thème est bien accepté kii def na ci 1 million décortication d'un ennemi nee na may na la ko ci 1 million til 1 million yi dëkk bi dafa makki dëkk bi makki ngay wax daa makki bi mu ñëwee la téeméer billet ñëwaat te amatuñu ko woon dëgg dem na jëli xaalis mais fan yii nag xanaa gisoo mburoog soow mi mburoog soow mi saxul dara amul suukar wee xaat la def waa kay ñam nga mburoog soow mi wee xaat la def pare na dem na wër ji mburoog soow mi saful dama ci amul kàtt
ayca mi ngi noonu fu ngor jeex ma sol samay dàll laa boobu. dëgg la ak yaa gore. waaw gor nag nii lay def. fu ngor jeex. yow bu fa sax taxaw di seetaan. man moom dem naa xam nga dama sopp ñam ci soow mi ak mburu mi xool. mu weex xat ma ne lii jigul Sénégal ayca mi ngi noonu moo tax sénégalais yi tamit bañ nañ ko ba mu neex na nooy rek ayca ñu dugg na seen naataange daal di dalal Hadj Mansour Diop mu daal di ñu wax ci entrepreneuriat naka la gune yi mën a rëcc mën a nekk ay leader ba mën a taxawal dara rawal Sénégal. Alors. Madame Cissé ci weeru koor lañ nekk maax na ayca ñu dem. ñu dem dama gis benn xale boo xam ni. su jël ay bant ay weñ ay courant di taxaleel boppam ci dara quoi taxale ba defar benn machine boo xam ni nii la toll à peu près ay 2 mètres machine yi mu def ci ay détecteurs yoo xam da ngay jël café da ngay jël kaas dugal ak machine moo lay xeelil boppam café boo bëggee café boo bëggee thé boo bëggee meew. bu bëggee jus yépp ci benn machine bi te moom moo ko defaral boppam ak ay moyens boppam malheureusement mu ngi dund situation bu xaw compliquée parce que amul financement amul ku ko aider alors entreprise boobu wala loolu machine boobu mu defar noonu mun na permettre benn jeune mu créer benn petite entreprise boo xam ne au moins mun na ko génneel 50 000 par jour ci li mu fi def ci ay jus te machine bi nañ ci am tuuti seetaan ko après dellu soit. ma mettre sur pied benn entreprise def benn petite et moyenne entreprise parce que lii lu bon mën nga ci employer 2 ou 3 personnes parce que ñeenti façon café ñoo ciy génn waa lii nu muy dawee nii waaw yii day daw donc da nga maa njëkk a laaj lu am solo mooy si kaw li nga xamante ni mooy verre yi waaw verre yi ngay gis nii tey mën nañ ci def ay gâteau ay cake ay beignet maanaam ay fataay concert boobu nga xamante ne gars yi dañ koy soxla pour boo jëndee café sa xel nekk si pour nga war a jënd loolu donc moom nga jëm kalaat lii loolu la jëriñ ba pare si côté yi dama fay def li nga xamante ni mooy ay table la yoo xamante ni day wàcc day am fii ay chaîne pour nga mën a teg fii ay fruits banane ay pomme ak yooyu noonu même côté bee day tijjeeku donc mu nekkaat beneen avantage si ka nga xamante ne nii mooy si kaw donc bu ñu demee si suuf bon exemple voilà léegi kii ñoo nekk nii léegi damaa mos a dem si benn arrêt bi ma ñëwee oto bi ma duggoon ma taxaw di xool clients yi taxaw ne dañuy ñaar pour ndékki ñu may leen ndékki mais fa ñu dem mag ñu 3 personnes mais def nañ ko 10 minutes pour lan rang parce que nekk nañ ci jamono boo xamante ni temps moo amatul si laa toogee di ko xalaat si biir oto bi ma ni su ma ñëwee kon ñun war nañu def ay machine automatique yoo xamante ni mën naa nekk si arrêt yi di nekk si milieu yoo xamante ni nit ñi duñu tardé parce que 100 personnes war nañu mën a ndékki si 10 minutes ñu dem kenn du tardé sa morom parce que boo jógee fee automatiquement war ngaa xool li nga soxla comme nga ni man kénkiliba laa soxla mën ngaa jugale si kénkiliba bi da ngay ñëw rek nga teg boo tegee rek mu génne bu ko fekee moom mooy xeli boppam mooy xeli boppam léegi da ngay génnee ñu jaay la nga jël sa kaas rek dem ak sa liñ la jaay mu dem léegi lii laa doon wax léegi bu ratee bu delluwaatee day duggaat directement fi nga xamante ni du yàqu day duggaat day delluwaat directement si vase bi nga xam ne fa la kénkili baa nekk bii café Touba waaw bii café Touba la da nga ñëw teg bàyyi da ngay teg rek mu génneel la café Touba waaw bu la ko génneelee tamit gis nga ko automatique la day ñëw rek. détecteur la quoi da koy détecté rek. yow boo dugalee kaas bi moom détecté na kaas bi xel li nga soxla. li nga soxla moom mel ni tey comme bii la lee am na xamante ne meew kese la ñuy dundee. waaw kese da ngay ñëw rek nga taxaw si place meew da ngay ñëw rek teg bàyyi mu génneel la meew exemple meew kese la lay génne nga naan comme mais léegi nag man maa koy calculer si li nga xamante ni fa lay yem si kaas bi. quantité bi nga xam moom lay xelle ci kaas bi. waaw quantité bi yow yaay xool lu la neex parce que amul pertement bu la neexee nga ni ma 10 litres moom ngay def. waaw 10 litres bi man la ñaata nga def nga ni ma financé naa si 5000. ma calculé ko ba nga am si 5500 wala nga am si 10 000 wala nga am si 15000 mais doo pertement mënu see am. parce que bala ngaa jaay di nga xam li ngay jaay lan la da ngay perte wala da ngay gagné. mais Baba ban technique nga jëfandikoo ci détecteur bi nga xam ni saa bu kaas duggee ci kanamu machine bi rek. mu tàkk bon léegi loolu la ñuy wax ay dama am ay carte ma programme dañu am ay carte yoo xam ne dañ ko see programme mu am ay capteurs yi fu mu ne mooy détecté kaas bi boo xoolee kaas bi gis ko rek
day automatiquement day génne li nga xamante ne moom nga soxla. mais quantité yeeg yooyu noonu si biir carte ba la ñuy dem pour def suñuy réglage ak yooyu noonu am naa ku ma siy liggéeyal koo xamante ne tey jii nii moom moo ngi nekk fi quoi moo ngi Europe ñu ngi siy liggéey vraiment tamit ku baax a baax la mu may jàppale mais capteurs yeeg yëpp moo ngi nekk si oto mais en même temps boo wéetee. yow kese nga nekk fa mën ngaa taal sa sono am na sonorisation ngay mën a déglu te lépp. automatique la waaw solaire lay doxee solaire la. panneau bu ndaw solaire la. waaw panneau bu ndaw kon nekkul courant lay doxee. non solaire la panneau bu ndaw moo koy dawal mu ngi nii fil bi moom laa génne comme si salle bi la nekk moo ngi nekk si kaw donc da ngay taal sa sono gis nga da ngay taal. voilà. boo koy taalee commande bu ndaw bi commande bi moom moo koy taal da ngay taal mu taal. kon machine bi dafa am son. am lépp waaw. solaire lay doxee. voilà. am 4 parfums de café. léegi bu la neexee boo dee da ngay changé dégg nga da ngay changé son waaw da ngay changé. waaw. mi nga ko kii ku am talent la. Sénégal ñu mel ñii lañ soxla nag. passé na loolu. kii Baba Fall la tudd jeune la bu dëkk Ngexoox. donc xëy na lii benn la ci li muy defar sax. waaw defoon na ay lave-mains yi nga xam ni comme noonu da nga ñëw dugal sa loxo mu génneel. affaire bi gel bi. nga defaat ci beneen côté bi nii mu génne ndox. d'accord ok nga lavé ba mu set donc defar na aussi ay maquette comme par exemple nga bëgg a def benn plateau télé nga ne ko dama soxla benn maquette. benn plateau boo xam ne 5 personnes wala 6 ñooy ci toog mu defar la maquette boo xamante ne nga yéemu ci yàlla. ah oui quand même. waaw defar na maquette jumaay Touba bu doy waar boo xam ni mus nañ ko exposé foofu Touba def naa ay 2019 wala 2018 donc mu nekk xale bu jàmbaar surtout machine bi nga xam moo ma gën a kii ba ma def ci ak moom waxtaan machine bi dafa am solo parce que benn ndaw bu ko am tey mën nga ci créer emploi mën nga ci créer si benn petite et moyenne entreprise parce que non seulement café ñëpp xam nañu ko xëy na meew ñëpp xam nañu ko mais mën nga def sa ay composition thé comme li ñu waxtaanee semaine bi passée ci wàllu épicier xeetu thé yooyu yu bees yoo xam ni yow yaa ko jëkk a defar donc bu ko nit ñi xamee et puis foo ko implanté day nekk place dafay yomb wane dafa am taar et puis mën na def animation en même temps donc yooyu yëpp moom ci zéro la commencé ay banti boppam la jël moom soldat la woon militaire la woon mu libéré donc jàngul benn métier menuisier moo koy def menuisier métallique moo koy defal boppam électricien la ay métiers yu bëri surtout ci wàllu énergie solaire li ko ci yàlla mooy dafa jéggi dayoo parce que machine bii ma la doon wan nii mooy machine ak café bii nii mais ci solaire lay doxee benn panneau solaire la ko defal ci kaw donc ci lay doxee incha allah te nee na moom li mu bëgg mooy mu gaaw génn ci ay loxoom non seulement jaay mais mun na ko maye mais li mu bëgg mooy état bi jàppale ko pour mu mën a def yeneen yu raw yooyu parce que mun na def lu ëpp loolu xam nga mun na def lu ëpp li muy def malheureusement amul ay moyens effectivement fi mu dëkk salon bi ma nga nekk ak ay njabootam salon boobu la génne bagage yi aménagé fa atelier bi nga xam foofu lay liggéeyee ci côté boo demee am na beneen as boo xam ne dama ko nëbbu ci côté yar ay pitax defar na façon kaafu pitax yoo xam ne mais kenn musu ko gis mu nekk xale bu xaw a doy waar daal donc machine bi nag vraiment li tax ñu wane ko dañu bëgg mu gën a yaatu état bi gën ko jàppale ci wàllu boobu parce que ñu ngi wax emploi des jeunes ak lu mu ko mën di jaayee war nañ ci passé benn commande boo xam ne au moins bu dee centaine lay doon parce que dina tax gox bu nekk am ci mun nañ ko exposer fu nekk grande surface yi ñu bàyyi seen machine à café nasaraan si ñu indil c'est ça lii mooy dooleel bu ne réew mi lii la kat lu am solo la donc il est ingénieur c'est ça très ingénieur am na ci expérience koo xam te ne mën na ko accompagner kooku mën na créer lu rëy c'est ça te machine bi li ci doy waar dafa am carte boo xam daf ko chiffré c'est-à-dire comme genre carte GAB waaw boo xam ni tey yow boo sàccoon machine bi dem ak moom doo ko mën a doxal il faut carte gi non mënoo fexe ba mu détecter sa loxo pour xelil la café parce que am na benn code bu mu ciy koom c'est-à-dire que mooy dafa créer propre moteur boppam waaw
boo xam daf ko informatiser de telle sorte que mënoo gëm ni ki ko def du ingénieur alors que musta jàngul jàng bu sooy. te gis nga Hadj Mansour lii nii dafa am solo ba nga xam ne ni man lu ginnaaw nguur sax damay woo ñi nga xamante ni moom mooy borom doole yi fii ñoom ils sont l'image près même de l'entrepreneuriat réussi dans l'informel c'est-à-dire jànguloo ko amoo ci lijaasa bëri nañ fii ñu dem taxawal dara tey askan wi jàppale leen ci di jënd si seen ay produits ba tey ñu doon ay milliardaires woo naa leen ci gune googulee nga xamante ni Hadj Mansour am na talent am na Baba Fall voilà am na ingéniosité créer et procréer lii lu mën a doxal lépp la ci àdduna c'est-à-dire muy ndaje yi nga xamante ni dañ koy am mën na gunge traiteur mën na la xeelil boisson mën na la xeelil chaud et froid je pense qu'il y a beaucoup tey moom bu xëyee fi nekk day dem ci àll bi di maalu otom tomate ba mu fees tomate boo xam ne moom moo koy bay li mu koy bayee benn machine pompe boo xam ne moom moo ko defar ba noppi ak benn panneau solaire bu xëyee le matin heure bii ni jant bi génn mu commencé daw di génne ndox ndànk-ndànk bu ngoon mu ñëw contrôler xool voilà mais li muy récolté ci tomate man daf ma yéem quoi xale. En tout cas il faut qu'on l'invite justement de vivre physique sur le plateau bu ko defee ñu gën a yaatal laaj ko on fera de lui notre invité.